jërëjëf mbokku téléspectateurs yi yéen ñi di seetaan seen télévision Futurs Médias tey jeudi ñaari fan ci weeru mai ñuy am mbégte di ànd ak yéen ci émission spéciale bi nga xamante ni dañ ko jagleel programme bi ñu tubbee kon tekki fii boo leen déggee tekki fii nag jàppale ne dafa nekk ab programme bi nga xamante ni waa Union européenne ñoom ñoo ko daal di financé programme boobu tàmbali ni ki atum 2017 ba léegi nii la ko tax a jóg nag mooy gën a gunge ndaw yi gën a gunge jigéen ñi ak ñi nga xamante ñoom ñoo digg doomu pour ñu daal di rek entreprendre daal di formé wu daal di xëy waaye tamit li ci gën a am solo moom mooy wane ne mën nga toog fii nekk ci secteur d'activité yu nga xamante ni mën nga cee ne waaye mën a tekki ci sa réew dem biti réew loolu c'est pas forcément mooy synonyme kon réussite kon tey jii nag ci plateau spécial bi nañ ci ànd ak ay kàngam ñi nga xamante ni dañoo daal di ŋànk programme bi daal di itamit gunge ci ay doomu Sénégal pour ñu rek daal di mën a tekki fii ci réew mi juste kon rappeler aussi que ne que dañoo nekk ci kon ay bés bu ñu jagleel Europe moo tax nag tey jii mooy coïncider ak démarrage bu bés boobu nga xamante ni juróom-ñeenti fan ci weeru kon mai lañ koy rek daal di màggal xam ngeen ne Sénégal am na ci cër te bi yoon nag lëkkaloo la ñuy rek daal di waxtaane diggante Europe rawatina nag Sénégal ngir daal di rek ñoŋal lu jëm nag ci wàllum xëy ci plateau bi nag mbokk yi duma ci wéet xam ngeen ne nag wax naa ko sànq ci bopp bi dañ ciy ànd ak ay kàngam yu nga xamante ni dañoo daal di bay seen waar ci mbir mi waaye aussi ay structure yu daal di rek accompagner ñi nga xamante ni ñoom ñooy doomu Sénégal yi pour ñu mën a kon jëmmal li nga xamante ni moom mooy programme tekki fii ci loolu nag xam ngeen ne plateau bi boo leen ko gisee xam ngeen ne jigéen ñi ñoo dominer góor ñi mais puisque ñoom ñooy suñuy kilifa ñoom la ñu rek daal di cëral moo tax nag dañ ci ànd ak Mbaye Jean-Marie Diouf maa ngi lay nuyu bu baax sëñ bi Diouf. maa ngi lay fay Dieynaba. di fàttali ne yow yaay secrétaire général bu ADPME di agence de développement et d'encadrement des PME ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay di nuyu ñi ma bokkal plateau bi. surtout suñu soxna yi fi nekk di nuyu ndawu Sénégal. surtout région yi ñu jagleel programme Union européenne bi tekki fii di sargal ndaw yi gëm ci en tout cas slogan boobu ndaw yi ànd ak ñun gëm ne mën nañ des Sénégal tekki fii. ci dañ ci waxtaan kon ci kanam Mbaye Jean-Marie Diouf moom mooy secrétaire général kon bu ADPME kon lépp lu ñuy kon daal di dimbale gone yi accompagner leen rawatina góor yeeg jigéen ñi wax naa ko ak ñu nekk ci diggu doomu loolu yëpp incha allah danañ ko daal di waxtaanee ci wet wa madame Fatou Diana Ba moom moo fa daal di nekk moom experte en industrie la. lay nuyu sama doomu baay. maa ngi lay fay Dieynaba di nuyu tamit téléspectateurs yi ñuy seetaan. di nuyu tamit sama naataango yu ma nekkal fii ci plateau bi. merci. xam ne dañoo ne lu amul seede baaxul moo tax nag façon plateau yu mel nii bu ñu ko amee dañuy indi ñi nga xamante ni ñoom ñoo mën a nettali kon seen dund ak kon programme bi nettali seen ay jaar-jaar moo tax nag dañoo jëlee nag kon doomu Sénégal yooyu noonu fu ne ci biir réew mi ngir ñoom itam ñu ñëw partager ak yéen expérience bi nga xamante ni am nañ ko xanaa ñu nuyu ci madame Célestine Penda Bianguiche ni ma ko waxee noonu la. waaw soxna si Bianguiche maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Dieynaba. di fàttali ne yow Kédougou nga jógee yow nag secteur BTP nga daal di nekk rawatina nag nga samp li nga xamante ni moom mooy kon oriental BTP. ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di fay bu baax. di nuyu ñu bokkal plateau bi. di nuyu aussi téléspectateurs yi ak sama mbokk waa Kédougou yi. ñu ngi lay seetaan. waaw ak coucou donc suñu mbokk waa Kédougou. vraiment voilà. ci wet bi moom wàllum ceeb lay def loolu nag di ci kon def clin d'œil suñu mbokk séeréer yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan bëgg ceeb Rosso Béthio la jógee madame Kati Dieye soxna si Dieye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Dieynaba di nuyu sama mbokk ñi ma bokkal plateau yi. di nuyu sama mbokk waa Saint-Louis yëpp ñu nekk ci ceeb bi. ñuy lekk nuyu téléspectateur ñuy lekk ceeb ak ñuy jëfandikoo ceeb. en tout cas ceeb rawatina ceeb local kon lu baax la ci kanam kon danañu waxtaan ak soxna Kati Dieye ci li nga xamante ni noonu la ñu def ba mën a dëgëral tey jii wàllum kon njënd ak njaay wàllum activité ci wàllum koom-koom foofee kon ca Rosso Béthio dañuy tàmbali nag ak
ak présentation structure yi xam ngeen ne nag émission bi tey jii dañoo bëgg buñ ca génnee ngeen am ci yéen njariñ ñu nit ñu daat ci rek génne ak mbégte tout en sachant que ne que génn ngeen xam ngeen ficelle yi ngeen war a jaar pour mën a am ndimbal ci kon programme tekki fii di fàttali ne dafa am ay région yu bëri kon yu ñu daal di ciblé bokk na ca nag Saint-Louis, Louga, Matam, Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, Sédhiou ak Kolda ñii nekk ci très petite entreprise mooy TPE yi yaakaar naa noonu la ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kon petite et moyenne entreprise yi ñoo ñëpp kon nañu fas yéene daal di jox tey ji ay clé moo tax dañuy présenter kon ADPME SG lan nga ñu mën a wax ci structure bi. jërëjëf ADPME benn kuréelu état la ñu ngi ko samp depuis 2001 ñu jox ko ay mission yu bëri ba ci jiitu mooy nañuy defee ba Sénégal ñu mën a yokk limu entreprise yu yemamaay yi ni ñu mën a def ba Sénégal ñu gën a taxawal entreprise yooyu yokk leen jumtukaay yokk leen mënin yokk leen xarañte ni ñuy mën a def ba tamit Sénégal képp ku bëgg a créer entreprise ñu wax la ban yoon ngay jaar soo ko taxawalee ñu gunge la pour que vraiment sa entreprise boobu gën a mën a taxaw te foog nañ ne te loolu lu ñu firnde la entreprise yu taxaw yi ñooy gën a mën a yokk en tout cas doxalinu dëkk bi ñooy yokk koom-koomu dëkk bi. la ca topp muy ponk bu am njëriñ ñu sas ñu ñun ADPME pour gën a mën a gunge entreprise yi bëgg a jot ci financement yokk leen aussi ci ay jumtukaay. pour que ña nga xamante ne ñooy partenaires financiers yi muy banques yi muy ñeneen ñi ñu gën a mën am confiance ci entreprise yu yemamaay yi loolu su weesoo ñu yokk ñu sant ñu beneen liggéey mooy nu ñuy defee ba entreprise ya nga xamante ne taxaw nañu am nañ benn wala ñaari at am nañ ay jumtukaay déjà ci organisation nu ñuy def ba seen taxawaay gën a mën a en tout cas fës ci compétitivité muy fii ci marché Sénégal wala yeneen marché yi notamment marché bitim réew yi donc mission ADPME mission bu yaatu la te ñu jàpp ne tey ci dispositif bi gunge entreprise yu yemamaay yi donc ñun dañoo nekk li ñuy wooyee benn buntu benn porte d'entrée pour que ka nga xamante ne am nga xalaatu taxawal entreprise wala taxawal nga sa entreprise ba pare soo jaaree ci ADPME nañ la mën a gunge pour que la nga xamante ne ay service ADPME nga mën cee jot mais aussi xam ngeen ne dispositif d'accompagnement Sénégal dispositif bu yaatu la soo jaaree ci ñun tamit nañ la mën a en tout cas orienter pour que sa bëgg-bëgg ñu mën cee ànd ak yow mën la ko fajal te foog naa loolu mooy tax vraiment la nga xamante ne mooy secteur privé Sénégal te ñu ràññee ci en tout cas entreprise yu yemamaay yi parce que ñu ngi représenté 99% ci suñu tissu économique. Tout à fait. pour que ñu gën a mën a taxaw et puis seen contribution gën a mën a en tout cas yokku pour que koom-koomu réew bi gën a dem ci kanam gën a dem ci kanam. de façon tungu ne du teew ñuy nataal ci kanam dinañ ci ànd ak Célestine mu ñëw ak ñun ci li nga xamante ni dund na ko ak ADPME ba tey kon mu am ab ubbite ci wàllum liggéey ci kanam kon danañ ci rek daal di ñëw soxna si Ba Fatou Diana Ba ñu ma ko waxee noonu la. waa kay léegi dañuy ñëw ak waa bureau de mise à donc niveau je sais que dañuy liggéey bu baax ak ADPME link bi en tout cas am na déjà dinañu ñëw ci na ngeen di rek daal di liggéey mais bëgg nañ xam bureau de mise à niveau ban façon liggéey ngeen fay def. Dieynaba dama bëggoon donc leeral benn yëf ñun bureau de mise à niveau nañu bokk ci dispositif d'appui bi ni ci ADPME bokkee ñun tamit ci lañu bokk te nañuy liggéey en complémentarité. Donc bureau de mise à niveau ñu ngi ko sanc depuis 2004 ma xam ne moom liggéeyam ci réew bi mooy jàppale entreprise yi nga xam ne nañ taxaw ba noppi ñi nga xam ne yenn saay dafa fekk ne ñu jaar ci ADPME ñu tàggat leen ñu dëgëral leen ba ñu mën a continuer ci seen liggéey ñun ñoon dañu jël le relais pour mun leen accompagner accompagnement bi rek dafa am ay fànn yu bëri yoo xam ne moom la am ndax boo xoolee entreprise yi ñu ci ëpp nañuy jànkonteeg ak ay jafe-jafe yu bëri ci seen liggéey ndax nañu nekk ci benn environnement concurrentiel nañu nekk ci di def ay produits wala ay services yoo xam ne buñ ko tegee ci marché bi nañu am seen yeneen moroom yoo xam ne ñoom tamit dañuy teg même produit sur le marché
et donc ñoom nañu am devoir quand même compétitif ba ñu bañ a disparaître ñoom itamit ñu mën a am seen wàll ci marché boobu. Donc ñun bureau de mise à niveau suñu liggéey mooy dëgëral leen comme ça seen liggéey gën a jëm kanam. dëgëral bi nag dafa am ñaari fànn. benn bi ci njëkk mooy li ñuy wooyee accompagnement technique bi mooy nañu yebal ay ndaw bu ñu amee ban entreprise boo xam ne dafa ñëw ne bëgg nañu accompagner ko nañu yebal ay ndaw ci entreprise bi. ndaw yooyu mooy ay consultants ñoo xam ne ay spécialistes lañ ñu xarañ ci seen liggéey ñu xam liggéeyu entreprise yi tamit donc nañ leen di saytu ñu càmbar leen xool ñoom ni ñuy doxalee seen liggéey xool lan mooy seen force ak seen faiblesse xool maanaam bu fekkee ne dafa soxla ñu yokk seen capacité de production wala xëy na qualité seen produit yi dafa des ñu jàppale leen ci pour que loolu mën a gën a baax. Donc ndaw yooyu daal nañu liggéey ak entreprise bi bu ñu liggéeyee ak moom nag ba dem ba ci kanam nañu koy jébbal benn bataaxal bu ñuy wooyee plan de mise à niveau. Donc plan de mise à niveau boobu nag moom mooy comme genre benn feuille de route boo xam ne nañ ko jox entreprise bi ne ko yow jàngat nañ la xool nañ xam ne léegi yow problème yi nga am. ni nga war a doxee bu fekkee ne waaw bu fekkee ne na nga bëgg ñu saafaan ko na nga bëgg sa activité gën a jëm kanam. jàpp nañ ne lii war nga ko def. donc loolu mooy pàcc bu njëkk bi. ci loolu sax d'ailleurs ñun boo xoolee une bonne partie maanaam 90% maanaam bu dee fukk. ñun juróom-ñeenti ñun ñoo koy fay pour que ndaw yooyu ñoo mën a liggéey ak entreprise bi. muy benn fànn bi. donc loolu bu amee dañ koy jébbal benn bataaxal bi ñuy wooyee plan de mise à niveau boobu nag entreprise bi bu ñëwee ci ñun nañ ko naan léegi yow am nga at mais nañ la at pour loolu nga taxawal ko bu fekkee ne dafa nekk ay jumtuwaay yoo xam ne na nga leen war a jënd bu fekkee ne dafa nekk ay formation yoo xam ne na nga ko war a defal sa personnel xëy na yenn yi dafay nekk ay jumtuwaay comme nga war a soxla benn certification pour sa produit yi mën a dem ci yenn marché yi donc loolu yëpp nañ la naan léegi am nga at ñu may la at pour nga taxawal ko. nga jëbbal ko waaw bu loolu taxawee nag ñu ñëw ci li ñuy wooyee deuxième partie accompagnement bi muy benn accompagnement financier. benn appui technique la du financement sax daanaka mais mën nañu wax ne moo dàq financement ndax benn subvention boo xam ne nañ koy may nañ koy jébbal entreprise bi. lu dàq financement war na garaaw de loolu. xam naa madame Dieye bi ci kanamee dinañu ko gën a leeral. donc loolu la voilà donc financement boobu nag mën na nekk benn xaalis bu takku ndax mën na dem ba nekk. juróom fukki million boo xam ne dañ koy may entreprise bi mu nekk comme genre ndàmpaay parce que moom am na courage te gëm na li muy def ba mu jaral ko mu def ci ay investissement mu dugal ci xaalisam pour mun a def jumtuwaay yooyu ñu ko laajoon mu taxawal ko donc loolu rek dafa am itamit ay loo xam ne noonu lañ koy tëralee bu dee dafa def ay investissement li ñu wooyee investissement matériel maanaam dafa jënd ay équipement de production wala ay jumtuwaay yu may noonu dañ ko ciy delloo bu fekkee ne fukk la ci jaay ñun ñeent yi nañ ko koy delloo maanaam mu jënd benn équipement de production madame Dieye mu ngi fii toog xam naa dina ko leeral tamit voilà donc nañ ko ciy delloo ñeent bu dee fukk ñu delloo ko ci ñeent bu dee yeneen jumtuwaay yi nga xam ne comme ay certification la wala mu soxla jënd ay logiciel wala mu soxla def formation personnelle am ak yooyu wala ñu appuyer ko sur le plan marketing bu boobaa moom bu dee fukk ñun nañ ko ci delloo juróom-ñaar waaw donc loolu mooy accompagnement bi nga xam ne bureau de mise à niveau daf koy def mais ñu tàmm di wax tamit entreprise ne leen prime bi xaalis bi ñu leen di jox naam ne neex na sax mais li ëpp solo ci ñun mooy yokkute bi nga xam ne entreprise moom la ciy am ndax bu fekkee ne tey mu ngi liggéey di def benn ñun buñ ko jàppalee ba gën koo dëgëral benn boobu dafay mujj nekk ñaar ba ñett muy benn dafay ful daal voilà beneen fànn bi tamit bu am solo nga xam ne d'ailleurs moo tax waaye Union européenne ñu boole ñu ci programme bi ñu naan tekki fi entreprise bu gënee dëgër dafay tax tamit mu mën a recruter mu mën a def création d'emploi bu boobaa suñu ndaw yi nga xam ne ñu ngi déggaani dem bitim réew dinañ am liggéey ci biir réew bi donc programme de mise à niveau loolu mooy liggéeyam ci réew bi programme bi tekki fii looloo ko tax a jóg kon may ndaw yi kon avantage ndëgërlaay boo xamante ni dinañu mën a entreprendre dinañu mën a créer dinañu mën a amal seen bopp xëy pour mën a toog fii ci suñu réew daal di fay tekki waa bureau de mise à niveau nag wax na ko ñi ngi jàppale ñu bëri rawatina ñi nekk ci entreprise yi pour seen entreprise gën a ful moo tax nag ñu ànd ci yéen ak ci AICD. directeuru entreprise buy soog a door ci Ndakaaru Amadou bëgg a yokk xarañteefu entreprise am waaye xamul fu muy jublu ak naka la war a doxalee
jaaxle na ci la dem gis Amina bu amoon jafe-jafe ci li muy liggéey tey jii lépp ma ngi dox koomam it yokku na naka la doxalee lu yomb la dafa bokk ci programme bi ñu jagleel yeesal yenn ci entreprise u réew mi te bureau de mise à niveau jiite ko bureau bi nag bokk ci jumtuwaay yi nga xam ne moom la fi nguur gi taxawal ngir gunge entreprise yi lu ci mel ni ADPME ak it yeneeni kuréel Amina xamal na Amadou ni muy def ba bokk ci ndax entreprise yi ci seen coobare bopp rek la ñuy bindu ci programme bi ngir ñu xam ndax mën nañ caa bokk faaw it ñu joxe yenn ci xibaar yi leen soxal ci site bii di www.bmn.sn. mbir yi nag ñetti pàcc la tëddee li ci jiitu moo di saytu bi gëstukat yi daañu saytu entreprise bi ngir xool li koy doxal ak liy gàllankoor koom-koomam ñaareel bi soxal matuwaay yi doxal entreprise bi dañuy rek sukkandiku ci li gëstukat yi di nemmeeku ngir tëral ay matuwaay yi ñoŋal entreprise bi. ñetteeli pàcc bi moom soxal tëralinu plan bi bu ñu noppee dañuy jéem a jëfe digle gëstukat yi gannaaw bu ñu tëralee plan bi bureau bi dina jox prime entreprise yi mu mel ni daf leen di delloo li ñu jotoon a dugal ci koppar maanaam téeméer yoo jël ñeent fukk yi dinañ ko jagleel wàllu matériel téeméer yeneen yoo jël moom juróom-ñaar fukk yi dinañ ko jagleel wàllu tàggat ak jumtuwaay yu xarale yi ñu jëfandikoo woon ak it yeneen. ci ndimbal bii nag la Amina jot a wàññi koppar gi mu daan dugal ci jumtuwaayu liggéeyam ba mu toll ci 25%. mu gën a yéwénal li muy liggéey yokku it lii mu ñi koy liggéeyal ba ñu àgg ci 12%. naka noonu mu ubbeeku ci yeneen marché yi ci biir réew mi ak ci wàllu bitim réew. Amadou nag xelam jot naa dal ndax programme bile agsi na ci waxtoom mu bëggoon nag xam ba xam ndax programme bile mën naa dimbali rakkam Ahmed mi bëgg a tàmbali ay yëngu-yëngoom. jarul nag muy jaaxle ndax programme bile sóoraale na ay tàggat ci ndimbalu ADPME dina leen jàppale ci tëral ay business plan. woon leen it yoon bi ñu nar a jaar ba taxawal ab entreprise. programme bi la Union européenne moo ko financé agence française de développement nguuru Sénégal ak ndimbalu ONUDI ci wàllu technique. bureau de mise à niveau bii dafay gunge entreprise sénégalaise yi ba seen liggéey gën a jëm ca kanam nañu xool fu sore gën a rëy bët ndax ñu mën a bokk ci entreprise yi gën a xarañ. alors nettali nañ leen ni ngeen xamante ni noonu ngeen war a mën a def kon pour mën a daal di dugg ci biir bureau de mise à niveau ci kanam kon danañ ca daal di ñëwaat ak ay explications mun na am sax fi lekk njeexitul émission bi ñu jox leen ay numéro yoo xamante ni mun ngeen ko jot pour boo leen bëggee daal di dugg ci programme yi ni mel dugg ci programme bi ñu duppee kon tekki fii damay gestu dem ci sëñ bi Diouf di secrétaire général bu ADPME dama koy rek daal di fàttali ñu wax ci wàllum création d'entreprise nuñ koy rek daal di tëralee mais aussi avantage yi nga xamante ni mi ngi ci wàllum formation ak wàllum décentralisation maanaam antenne yi nga xamante ni ñu ngi koy def feneen fu dul Dakar. alors tey liggéeyu ADPME ñu ngi koy tàmbalee ca xalaatu entreprise bi maanaam ci idée de projet bi xalaat ba ngay am pour taxawal sa entreprise fa lañ koy njëkkee suñ fa jógee jaar ci phase de création maanaam fa ngay enregistrer entreprise bi fa ngay amee statut juridique beeg yeneen yi. su fa weesoo ñu dem ci maturité entreprise croissance entreprise ba entreprise bi fa muy amee croissance bu baax wala fa muy amee sax jafe-jafe. donc ci cycle de vie entreprise la ñuy évoluer. tey soo jëlee ci idée de projet dañoo am ay jumtukaay yu bëri tey soo ñëwee gis ADPME ñëw ak sa xalaat sa idée dañ lay defal li ñuy woowee profilage. pour xool yow ndax idée ba nga am ak yow sa attitude bopp. ak sa personnalité ndax mën na ànd ak sa idée de projet. donc càmbar boobu suñ ko càmbaree ba pare suñu outil yi dinañ ñu jox benn appréciation ca kan mooy promoteur bi. d'accord su fekkee ne war nañ la yokk ay xalaat ñu mën la ko jox. loolu su weesoo dañ am benn jumtukaay bi ñuy woowee tamit mécanisme ISO maanaam transfert de technologie. dañ dem ci ay dëkk yu bëri xool foofu ay technologie yi nga xamante ne dañ ko fay développer. gis ne technologie yooyu yu bëgg dafa adapté wu ak suñu économie notamment nañuy transformer suñu produits yi jumtukaay yooyu ñu andi ko Sénégal installé fii benn centre de démonstration won ndaw yi won sénégalais yi ne
par exemple tey soo bëggee defar ketchup soxla woo dem jéegaane dem jëndi feneen am na ay jumtukaay yoo xamante ne mën nga ko jënd ci prix bu ndaw tamaate am na Sénégal nga ñëw transformer ko loolu ñu def ko ci crée def ko ci ay produits yu bëri donc loolu yëpp pour jox nit ñi ay xalaat la te ñun tey su ñuy dem ci région yi maanaam gën a mën a sensibiliser jeunesse bi ci naka la ñuy toogee biir Sénégal mën fee tekki mën fee am koom-koom dañuy organiser la nga xamante ne mooy ay pause créative maanaam toog ak ndaw ñi ci benn matinée xalaat ak ñoom ku ci nekk nga wax lan mooy sa idée ñu waxtaan ceeg yow fin de matinée boobu suñ fay génn ku nekk da ngay mën a wax man sama projet nii laa ko xalaatee fii laa ko bëggee woon mais ak conseil yi ma am nii ak lii lay gën a mën a doxee donc loolu mooy jiitu loolu su weesoo nag sa xalaat bi taxaw na dañ lay gunge wax la yow sa entreprise ci secteur bii la statut juridique bi mooy gën a adapté wu yow sa orientation projet fii la jëm statut juridique bi mooy gën orienté la soit APIX ci guichet unique bi wala chambre de commerce pour que nga mën a dem def acte d'enregistrement bi. Tout à fait. mais ñuy wax ne tey Sénégal soo jëlee entreprise yi ca gën a bëri notamment suñu tissu économique dañuy wax ay secteur informel lañ nekk. donc informalité bi dafa bëri. ñoom 60% de la population des activités économiques lañu wala ëpp na ko. ëpp na ko. ok tey ñu ngi ci 97%. donc soo gisee lim bu takku la. mais dañuy wax ne formalisation nekkul rek nga am NINEA wala am registre de commerce. loolu enregistrement la formalisation mooy yow taxawal nga sa entreprise am nga NINEA am nga registre de commerce. est-ce que jumtukaay ya ngay utiliser ak na ngay doxalee sa entreprise est-ce que méngoo nag na entreprise war a tëddee. muy ay outils de gestion ndax yaa ngi tenir comptabilité. ndax yaa ngi def voilà loolu ci pàcc yi la bokk. mais donc formalisation ci loolu la gën a jëm ñuy wax tamit ne. tey loolu su weesoo parce que entreprise su taxawee souvent day am ay besoins yu bëri besoin financement besoin recrutement personnel besoin bureau de mise à niveau wax na ko sànq bëgg certifié wu bëgg accéder à yenn marché yi donc ñun dañoo am ay jumtukaay notamment benn fonds d'assistance technique fonds ñu koy wooyee fonds à frais partagés muy xaw a méngoo sax primu bureau de mise à niveau fonds boobu day ñëw ca kaw soxla entreprise bi gunge la ci mettre à sa disposition jumtukaay mu doon consultant mu doon beneen sorte jumtukaay subventionné ko pour que entreprise bi gën a mën a dox ñu ciy ràññee tamit benn outil bu am njëriñ muy suñu outil labellisation bëgg nga jot financement banque bi wóoluwu la nga ñëw gis ADPME càmbar sa entreprise càmbar sa comptabilité sa état financier jox la sax note pour que banque bi gën a mën a am confiance ci yow. soo demee tamit ba jot financement boobu ñu ñëw gunge la pour que la nga xamante ne mooy plan de financement bi nga mën ko exécuter. te du am gunge bi c'est important. te tey ñu xalaat ne ñu bëri surtout région ya nga xamante ne dañ sori Dakar. soxla nañ ñu jàppale leen. pour que ñu mën a en tout cas taxawal ay entreprise téye seen entreprise téyin bu rafet. moo tax tamit ñu ubbi ay antenne. tey soo demee zone nord. am na antenne bi ñu ubbi Saint-Louis ci plateforme de l'investissement bi te zone suñu point focal boobu mooy intervenir ba Matam wala Louga. Tout à fait. ñu amaat beneen antenne fële ca Kédougou loolu yëpp pour gën a mën a jege en tout cas askan bi surtout zone ya nga xamante ne dañ fa ràññee ay ndaw yu bëri yiy tukki ci anam yoo xamante ne du anam du anam ju rafet donc loolu noonu yëpp dañ ko def pour gën a mën a jege ndaw yi gën leen jox confiance gën leen sensibiliser ñuy wax leen tamit ne tey dañoo def étude région bu nekk ràññee koom-koom ba nga xamante ne moo gën a dox ci région yooyu donc suñu sensibilisation suñ koy def duñ ko def ci entrepreneuriat seulement mais dañ koy def suivant économie région bi mais suivant opportunité région yi pour que ndaw ñi gën a en tout cas gën a mën a ñeme investir gën a mën a taxawal seen entreprise parce que dañ jàpp ne ci foofu la Sénégal mën a jaare ba déjà ñu régler problème de l'emploi régler problème mu immigration clandestine bi ñuy wax mais aussi gën a mën a développer suñu koom-koomu région yi gox yeeg gox-goxaat yi mais aussi koom-koomu Sénégal de manière générale. c'est important li ngay wax ni sëñ bi Diouf wax naa ko moom mooy secrétaire général bu ADPME laataa ñuy jox kaddu ki nga xamante ni moom mooy madame Célestine Penda Bianguiche
moom nekk bénéficiaire bi nga xamante ne ADPME jàppale na ko. Juste rappeler que programme Tekki Fi waa Union européenne ñoom ñoo ko financé loolu nag depuis 2017 la ba léegi ci ay régions yu bëri ci Sénégal rawatina nag ci régions yi nga xamante ni moom la ñuy ne les régions moins desservies en matière d'appui d'initiative de développement économique ci mel ni Saint-Louis Louga Matam Kédougou Tambacounda Ziguinchor Sédhiou ak Kolda objectif bi nag moom mooy développer wàllum xëy fii ci suñu réew formation professionnelle beeg gunge leen gis ngeen léegi ñii di waa bureau de mise à niveau wax nañ ko ci les très petites entreprises ak les petites et moyennes entreprises loolu nag yaakaar naa ne fii balaa émission bi di jeex di ngeen ci rek daal di jëlee njëriñam soxna Cécile Penda Bianguiche maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm xam naa ne bët Saloum Sénégal nga jógee pour émission bi la ci gërëm yow nag yaa ngi ci BTP ci wàllum programme wàllum projet boo tëral ADPME gunge la ci. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant. ndax ADPME bi mu ñëwee Kédougou ñun dañu amee woon ay jafe-jafe yu bari. ñu amee woon ay jafe-jafe yu bari. ndaxte doxalinu liggéey bi seetlu woon nañ ne wax dëgg yàlla daawul jaar yoon. tamit xam-xam ci xayma bi màccul woon torop ñu daal di ne ADPME ñun de lii mooy suñu jàngoro ñu ne ñu léegi seet leen lan ngeen bëgg ñu jàppale leen ci fonds à frais partagé maanaam moom li mu doon wax sànq secrétaire général nee na fonds frais partagé bi lu ci comme bureau de mise à niveau ni mu ko waxee sànq donc da ngay jël yow bu fekkee ne yow soxla nga jàng parce que jàng lay doon daanaka parce que loo jàngul doo ko mën doo ko tari léegi ñun suñu jàngoro bu ñu leen ko waxee ñu ne léegi ñun wax leen ñun dinañ leen jàppale léegi yéen as lu néew ngeen di joxe ñun ku la ne kaay ma jàngal la sax même boo ko doon fay dafa neex waxuma la mu ne la man dinaa la fayal la ca des léegi ñu waxtaan ci am ay jéego yu ñu teg ñu tàmbali jàngale wax dëgg yàlla boobu ba léegi sànq yaa ngi tooñ ñoo ngi def suñu déclaration yi te ñoo ngi présenter suñu bilan boobu ba léegi te defe naa loolu rek c'est un pas dafa nekk loo xamante ne benn ndax looy xayma lu ne ci benn lay tàmbali léegi bu ci kanamee ñoom dinañ ñëwaat ci beneen fànn bi maanaam ci intermédiation bi comme ni mu ko waxee sànq maanaam banques yi buñ la wóoluwul ñu jàppale la gunge la loolu tamit ñoom ñu ngi ñuy jàppale ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu ñu ñëw di ñu jàppale d'abord ci xool naka la ñuy liggéeyee li ñu jot a jàng est-ce que ñu ngi koy yéen a ngi koy tari ñu ngi koy tari waaw maa ngi jéego sama olof bi dafa des ndax ñu ngi tari li ñu jàng léegi bu consultant bi ñëwee ñoom ak ADPME dañuy jàppale banque yi am kóolute si ñun ngir gunge ñu ndax it loolu tamit yëpp buñ ko tegul ci yoon banque du moom tamit nañu nekkoon ñun ci lëndëm banque bi tamit ci lëndëm rek la ñuy gisee donc du ñu mën a dimbale. ci BTP ngeen nekk. waaw ñun ci BTP la ñu nekk. lan ngeen di def actuellement ñu ngi tabax ay maternité ak ay forage. d'accord waaw foofu ca Kédougou. waaw incha allah dinañ leen ñëw seet si. waaw incha allah xam naa ne ADPME jàppale na leen ci formation en planification ak suivi des travaux ba léegi yéen a ngi ci gestion de la trésorerie wax nga ko génn ngeen ci lëndëm yéen a ngi ci leer. élaboration plan d'affaires ak intermédiaire financière. n'est-ce pas c'est ça. waaw intermédiation financière bi moo des nag. mais ñu ngi ci on est là-dessus. yéen a ngi ci liggéey bi. waaw ñu ngi ci liggéey bi. en tout cas di leen ciy gërëm bu baax a baax j'espère que ay jigéen rek a nekk ci biir kii bi. waaw gis nga. Oriental BTP ay jigéen rek la parce que directrice technique bi jigéen la. macha allah donc Oriental BTP ñoom am accompagnement bu ADPME justement ADPME am na ñeneen ñu mu rek daal di accompagner ñooñu nekkuñu ci BTP ñi ngi ci beneen mbir wàllum transformation ak yi ni mel ku ci benn di soxna Marietou ñu seetaan ko.
Bonjour, je me présente, je suis Marietou Diouf et je suis la fondatrice de l'entreprise qui s'appelle Etou Nature. Etou Nature qui valorise des produits naturels, alimentaires, à savoir le baobab, le moringa, l'hibiscus, qui est le bissap de chez nous, et des plantes aromatiques médicinales comme le corosol. Et la partie cosmétique aussi qu'on fait, on fait des savons, des pommades, des baumes à lèvres, des huiles végétales à base de graines de chez nous, comme le baobab toujours, le moringa et d'autres graines à base de plantes de chez nous. Et nous valorisons ces produits-là via soit la boutique on est là, qui est à Liberté 5, avec notre site internet, sur le plan national et international, et à travers les foires nationales et internationales qu'on participe, grâce aussi à l'appui de la DPME pour ces foires-là. J'ai créé l'entreprise en 2013 et à mon arrivée au Sénégal, sachant que je n'étais pas au Sénégal, je ne connaissais pas du tout le marché des affaires, tout ça, donc j'étais obligée de me former. Et en début, j'ai eu plusieurs formations avec l'ADPME qui m'ont permis dans l'entrepreneuriat et qui m'ont permis aujourd'hui, d'avoir un réseau, de deux aussi de pouvoir en fait avoir une approche plus ouverte, surtout sur le marché sénégalais et comment en fait faire un business plan, comment aussi gérer les finances, tout ça, et ça m'a beaucoup aidé. Et par la suite, j'ai eu d'autres formations sur le plan international et grâce toujours à l'ADPME, des formations en qualité, des formations en entrepreneuriat en Bretagne aussi. Et par ailleurs aussi, je fais en fait des foires sur le plan international. Et toujours grâce à l'ADPME, avec leur appui, avec le fonds à frais partagés, je bénéficie aussi de ces fonds pour me permettre d'aller sur ces foires. Comment grandir, mieux grandir, c'est ça la vision, avec toujours l'accompagnement de l'ADPME, sachant que surtout sur le plan international, on reçoit beaucoup d'aide de l'ADPME. Marietou Diouf, exemple parmi ndaw yu bëri yu nekk fii ci suñu réew wax na ko, elle est venue donc en 2013 daal di créer li nga xamante ni moom mooy Etou Nature, muy def lu doy waar ci wàllum baobab ak lépp lu jëm ci wàllum karité, transformation yu doy waar lay def ci wàllu woowu te fu ne lay dem kon ci àdduna bi di fa def ay salon. Donc félicitations Marietou, mais aussi félicitations à l'ADPME ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy buux parce que nee nañu rek peccum liir bu neexee rek dafa fekk ne nday jaatee ca mbagg ya, kon donc gàcce nga laama waa ADPME yu koy rek daal di jàppale. Donc madame Ba bu bureau donc de mise à niveau, il faut que ñu ñëwaat un peu ci jonction bi nga xamante ni moom moo am diggante ADPME ak bureau de mise à niveau, nan ngeen di liggéeyee? ñu nag ADPME boo seetee ñoo bokk mission mooy jàppale entreprise yi pour ñu gën a jëm kanam. ci loolu nag dañuy liggéey en complémentarité parce que boo xoolee ñun li ñu am li ñu wooyee benn comité de pilotage bi ADPME moom def ci bokk. ñoom itamit ñu am beneen comité mu ñuy wooyee comité de sélection, ñun tamit nañ ci bokk. Donc ñun dañuy liggéey en complémentarité. ci terrain bi tamit boo xoolee ndaw yi ñuy yebal ci terrain bi am na ay régions yoo xam ne mën nañ wax ni sax ñoo bokk bureau. ñooy liggéeyandoo. te lu wees loolu tamit ñun dañuy am entreprise yoo xam ne yenn yi bëgg nañ ñëw mise à niveau mais xëy na seen taxawaay dëgërugul. bu boobaa ñu nañ leen di yebal ci ADPME pour ñoom ñu gën leen gunge ci kanam tuuti balaa ñuy ñëw ci ñun. Inversement yi tamit ñoom bu ñu jàppalee benn entreprise ba gis na léegi gën na dëgër taxawal na ñu yónnee ñu leen ñu tamit ñu continuer. C'est ça, loolu moom mooy lëkkaloo bi am ci diggante ADPME ak bureau de mise à niveau, juste pour dire que complémentarité la ñaari liggéey. Mais tey jii lan mooy condition d'éligibilité yi tey par exemple entreprise bu bëgg c'est-à-dire que ubbeeku ci bureau de mise à niveau nan lay def? Alors ñun bureau de mise à niveau nañu am li ñuy wooyee ay conditions d'éligibilité. Conditions yi nag mën nañu wax ne juróom la. Benn bi ci njëkk mooy entreprise bi il faut que mu nekk benn entreprise boo xam ne dafa formalisé wu. maanaam il faut que mu am ay këyit yu firndeel ne moom am na existence juridique, donc mun na nekk GIE wala mu nekk entreprise individuelle wala mu nekk sax benn SARL wala SA, mais daal il faut que mu am këyit bi wane ne moom. bu wóor te leer waaw que moom vraiment entreprise boo xam ne am na existence. loolu mooy benn condition bi. ñaareeli condition bi mooy rejoindre d'ailleurs li nga wax léegi ñu nañu am li ñuy wooyee minimum d'années d'existence. Donc ñun du ñu jël entreprise bi nga xam ne wala benn projet de création d'entreprise duñu la mën a accompagner
ni ñuy accompagner mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci seen activité liggéey nañ ci lu mu bon lu mat at. donc boo xoolee mooy yenn saay mooy tax justement entreprise yi foog ñu jaar ci ADPME wala ñu jóge ci ñoom ñu liggéey ba ñu gis seen taxawaay ci marché yi. donc ñu soog leen mën a accompagner donc il faut que entreprise bi am au moins 1 an d'activité loolu mooy deuxième critère bi. conditions yi. Voilà. Troisième critère d'éligibilité bi. Il faut que entreprise bi am comptabilité loolu sama naataango bi Jean-Marie wax na ko sànq comptabilité dafa nekk lu am solo ci entreprise parce que ci comptabilité bi moom la ñu mën a xayma liggéeyam xam li muy liggéey xool ndax am na rentabilité ci activité am xool lan mooy lu muy jënd ak lu muy jaay te boo xoolee dafa am solo parce que comptabilité bi moom mooy tax bu demee ci banque ñu mun ko wóolu ñu mën a xam ne effectivement kii dina am ay rentrée d'argent ay rentrée de fonds et que au moins li muy liggéey daal am na fu mu koy bind donc lui permettre ñu natt ko loolu mooy troisième condition bi quatrième condition bi mooy pour programme bi ñuy jagleel entreprise diggu dóom yi mooy PME yi il faut que ñu am chiffre d'affaires bi warul passer 500 millions de chiffre d'affaires maanaam lu ñuy liggéey at ba at warul passer 500 millions mais loolu mooy limite supérieure bi. D'accord. parce que entreprise bu mën na am loo xam ne maanaam amul limite inférieure. de 0 million ba 500 millions ñu ne leen di accompagner. ñàkkul ne sax am na beneen accompagnement boo xam ne ñu ngi koy jagleel entreprise yu gën a mag yi mais loolu beneen programme la beneen programme la donc ñii daal bu dee PME yi il faut que seen chiffre d'affaires bu mu wees 500 millions de chiffre d'affaires. loolu mooy quatrième critère bi. Cinquième critère bi mooy bu am solo yi tamit mooy li ñuy wooyee secteur éligible yi parce que ñun boo xoolee ñi ñuy accompagner dafa war a fekk ñu nekk ci benn secteur boo xam ne dafa nekk secteur de production mi nga xam ne dafay am valeur ajoutée. ok donc lu mel ne comme jënd ak jaay. exemple ñun nañ jàpp ne ñooñu mënuñu leen accompagner duñu bokk ci programme bi. non il faut nga leeral ko parce que xam naa ne ñi seetaan commerçante yi ci ëpp te ku nekk yaa ngi dékk nopp di xaar ponk yëpp mat nga ne wala mu jënd njaay. donc ñooñu duñu leen mën a jàppale ci mel ni tamit location wala ay services financiers ñooñu duñu leen jàppale. donc ñun secteur yi ñuy accompagner bi ci njëkk mooy secteur agriculture maanaam mbéy bi. ak napp ak sàmm bi ñu ne leen di accompagner loolu mooy premier secteur bi deuxième bi mooy secteur industriel ak bépp xeetu industrie mun na nekk industrie agroalimentaire mun na nekk industrie textile mun na nekk tamit industrie mécanique industrie chimique lépp luy industrie daal moom lañ leen di accompagner waaw muy deuxième secteur bi beneen secteur bi mooy comme madame Biancheschi ci fi mu nekk mu di secteur BTP construction ñu leen di jàppale itamit tout à fait yeneen secteurs yi tamit mu ngi mel ne comme yenn services yi comme jumtuwaay xarala yi muy TIC donc boo xoolee am na ay start-up yu bëri yoo xam ne dañuy liggéey ci secteur yooyu ñu leen di jàppale yi tamit secteur bu am solo yi tamit surtout par rapport ak yenn régions yi ñu nekk mu di tourisme ak hôtellerie boo xoolee dans la région sud foofu fi ñu accompagner ñu bëri ñoom ci secteur yooyu lañ nekk hôtellerie ak tourisme beneen secteur yi tamit ba nga xam ne dafa éligible muy transport ak manutention waaw yooyu mooy secteur yi ak bu mujj bi nga xam ne nañ ko dugali tamit ci programme bi mooy secteur de la santé mu am solo ndax boo xoolee sax PSE dafa nekk benn secteur boo xam ne dafay génn ci PSE donc pour du ñu bëggee ëllëg Sénégal nekk benn hub sanitaire voilà donc il faut que ñu mun a jàppale entreprise yi nekk ci activité boobu tamit moo tax secteur de la santé tamit dafa éligible événementiel nag parce que léegi affaire baa ngi boobu nag bokkugu ci waaye secteur yi dafa nekk loo xam ne day dox suivant évolution bi évolution bi day tax yenn secteur yoo xam ne bokkuñu ci woon nañ leen ci boole donc entreprise bu fekkee ne dafa dem ba mëtal yooyu yëpp dafay ñëw bind benn bataaxal wax ne moom bëgg na bokk ci programme bi mu boole ci éléments yi nga xam ne moom mooy firndeel ne moom remplir conditions yëpp jébbal ñu ko donc bu ñu ko bëggee jébbali tamit ñun am nañu benn suñu bureau bi nekk fii au niveau de Dakar mooy siège bi nekk Sotrac Mermoz bu loolu weesoo am nañu tamit suñu ay ndaw ñu nekkal ci gox goxaat yi mu ngi mel ne région de Saint-Louis mu ngi mel ne région de Matam ak également Tamba Kédougou am nañ fa benn ndaw bu ñu fa nekkal ak également au sud nga xam ne moom mooy couvrir Ziguinchor Sédhiou ak Kolda. En tout cas décentralisation bi ni ñu ko defee surtout antenne yi ñuy jël samp ko ci gox goxaat yi c'est très important juste pour dire que tout n'est pas concentré à Dakar potentiel économique bi mu ngi aussi ci région yi
yi moo tax dama koy fàttali tout le temps programme tekki fii daal di bàyyi xel bu baax a baax ñi nekk ci région yi nekk ci bët Saalumu Sénégal mais aussi bët Gànnaar ak digg Sénégal donc loolu lu am solo la li ngeen di wax ci ay conditions donc d'éligibilité au niveau du bureau donc de mise à niveau soxna Kati Dieye da ci rek daal di bénéficier damay fàttali ne moom Ross Béthio Ndoumbane barrage la daal di jóge noonu la. waaw Mboudoum barrage région bu Saint-Louis donc moom dafay def transformation du riz paddy nekk chef d'entreprise lu ñu koy woowee jigéen ju man góor di jiite kon Teranga entreprise tey ji soxna Kati Dieye ban ndimbal nga sentir ne tey jóge na ci bureau de mise à niveau ñëw ci yow te mu nekk nga neel. jërëjëf Dieynaba bureau de mise à niveau daf ñu fekkoon ci benn niveau bu yóbbu ñu ci beneen parce que daf ñu jàppale ci investissement matériel ak immatériel donc daf lay fekk yow ni la kaay ma jàppale la nga yokk sa productivité kaay ma jàppale la nga yokk sa compétitivité ba pare nag fay la ci prime xam nga loolu neex na li may wax rek mooy damay wax parce que man maay vice-présidente association des riziers du Sénégal. Tout à fait. Donc 50aine de rizeries la de tey du man rek y a au moins une 40aine de rizeries yi nga xam ni au plus bénéficier nañu ci programme bureau de mise à niveau. Donc les 10 ñu ngi def seen ñu ngi xool nan la ñuy def ba dugg ci programme bi. Et loolu lu koy indi Dieynaba c'est par rapport au relèvement plateau technique bu ñu am xam nga boo bëggee ni dama bëgg a compétitif foog nga def riz de qualité foog nga def un produit de qualité sur le marché. Donc boo ko bëggee def da bureau de mise à niveau day ñëw déjà xool diagnostic bi xool lan moo la manqué fan nga jëm ak nan la lay accompagner dans ça. Bon voilà am na ñi nga xam ne peut-être que sama genre yi séchoir la ñu amul woon wala une nouvelle ligne ñeneen am lii mais lu ci gën a neex c'est la formation. Aussi mooy immatériel bi c'est-à-dire formation de nos agents là pour une bonne création d'emploi dañ lay accompagner ci loolu. Donc vraiment je pense que bureau de mise à niveau dañ koy gërëm parce que tamit fu ñu nekkoon parce que ceeb bi comme dañu wax autosuffisance en riz. Voilà donc il fallait que ñu ñoom. il fallait que ngeen tàggatu sax ñu tàggatu waaw mais ceeb bi sax baax bu mucc ayib te moo am sax nag. tout à fait voilà. noonu lañ leen ci jàppale ba tey jii wax nga ko bureau mise à niveau daf leen fekkoon benn niveau yóbbu leen ci beneen niveau. tout à fait léegi est-ce que yéen seen moromu jigéen ñi fa nekk di yëngu ci wàllu woowu yéen a ngi leen di ñaax pour aussi ñu organiser wu dem ca. waaw parce que xam nga bu fekkee ni même ñu yore woon des mini décortiqueuses yore seen ay tool yu ndaw di bay. ñoom ñëpp ñu ngi jéem a xool nan la ñuy jëmee ci bureau mise à niveau surtout dañuy wax programme genre mais am na jigéen ñeek ndaw yi. parce que ndaw yi aussi dafa bari au niveau de ces villages. ñoom dañuy dem léegi ñu bari tukkeetuñu ñu ngi bay. ñu ngi jéem a commercialiser paddy bi au niveau de ces rizeries. di ko def seeni saak ñenn ñi di transformer di ñëw di jaay comme ñun. tout à fait donc jigéen ñu bari ñu ngi organiser wu en GIE kii dinañ ñoom waa bureau de mise à niveau sax mën nañ la ko wax di dem di seeti bureau de mise à niveau antenne Saint-Louis di discuter ak ñoom. di waxtaan ak ñoom waaw. en tout cas waa bureau de mise à niveau du rek waa Saint-Louis la ñu jàppale nañ ñu bari ñu nekk ci Sénégal bokk na ci ab soxna bu nekk ci Tambacounda. dama bëggoon nag tey wax leen luy njëriñal bureau de mise à niveau ndax man mii kat Aminata dama am jaar-jaar ndax 2001 ba tey dama nekk ci mbirum hôtellerie di ci liggéey di góorgóorlu di daw di jóg di daanu di jéem la ma mën ak ca na ma ko mënee ak ca la ma mënul di góorgóorlu yoon wi nag yàgg lool gudd itam ndax ma nekk ci bërëbu liggéeykaay yoo xam ne ni damay fay luwaas maanaam moomuma bërëbu liggéeykaay yi fi ñu ne ci novembre 2017 rek ba am ñu fi yegg si nuyoo ñu ne ma ñoom ñooy waa bureau de mise à niveau ma wax leen samay jaar-jaar ak samay jafe-jafe wan leen samay kayit ñu ne ma waaye ñun lii nga wax yëpp dëgg la gaanee nga yow dangaa tàmbali liggéey te liggéey bi ba tey mënul dem ndax ci biir li may góorgóorlu yëpp jënd naa 3 terrain yu taqaloo
ba tàmbalee fondation ba tabax ba mu élevé waaye ba ma raser rek ca la sama doole jeex ma taxaw ñu ne ma waaye ñu ni dañuy gisaane ba pare ma ne leen da ngeen di gisaane ñu ne ma waaw ñu ne ma yow mii ci li nga nekk suñ ko gisaanewul ba pare duñu mën a xam lan mooy say tolof-tolof ak lan mooy say jafe-jafe ak ci lan la ñu war a mën a taxaw dëggantaan bi ñu defee gisaane bi ñu génneel ma ay sarax ñu ne ma kat sa bërëbu liggéeykaay yaa ngi ci yoon wu baax yaa ngi liggéey waaye dangaa soxla nag liggéeykat yi war nañu leen formation maanaam ñu kàttanal leen ba ñu mën a gën a taxaw seen taxawaay waaye gis nga dañu maa génneel li nga xam ne moo nekkoon samay mbóot yépp te man mii kat maa ngi foogoon ne man maa rey gaynde ga te foogoon naa ne kat man sama liggéey àggoon na foo xam ne amul dara lu ma ci réer waaye wax dëgg yàlla biñ ma gisaanelee ba pare ba génne ko ci laa xam ne nag damaa war a góorgóorlu. mais madame Ba Minata mi ku saf xorom la kii vraiment da ngeen ko war a demaat sax gën ko dollil waa bureau de mise à niveau parce que nu mu communiquer c'est extraordinaire ni mu nettalee histoire bi vraiment donc macha allah wax na di fàttali ne auberge la am foofee ca Tambacounda wax na daal ci wàllum financement juste quelques mots avant ñu dem ci deuxième partie bi. voilà donc pour ñun financement bi rek dafa nekk lu am solo ci bureau de mise à niveau parce que boo seetee ñun nañu naan entreprise bi bu ñu xasee ba jébbal la sa plan d'investissement. nañ lay encourager pour nga def investissement yi mais boo seetee entreprise yu bëri ñoom amuñu assez de fonds propres pour def investissement yi sur fonds propres donc dafay laaj ñu dem gis ci secteur financier bi pour ñu mun leen accompagner. tout à fait donc foofu nag nañu am ay nañuy lëkkaloo bu baax ak yenn banques yi de la place pour justement faciliter financement boobu. nañuy lëkkaloo ak ñoom mais itamit nañu am ay convention yu ñu signé ak ñoom. te bu loolu weesoo yi tamit ñun nañu am ay possibilité maanaam par exemple prime bi nga xam ne entreprise bi daf ci war a jot am nañ possibilité ñu ne ko nañ koy domicilier ci banque bi mu mel ne comme genre garantie boo xam ne nañ koy def ci banque bi pour faciliter financement bi comme ça banque yi gën a sawar ci lebal entreprise yi te bu loolu weesoo yi tamit comme ñoom banque yi bu ñu gisee ne bureau de mise à niveau dafa am gëstu bu xóot bu ñu def ci entreprise yi day tax ñu gën a sawar parce que dinañ xam ne projet bi loo xam ne nañ ko càmbar xool ko ba vérifier ba effectivement xam ne que loo xam ne lu taxaw la donc day tax banques yi ñu gën a am confiance pour accompagner entreprise yi. tout à fait loolu dinañu waxtaanee aussi wàllum kon appui financier ci kanam ak Positive Planète International ak Great Age Sud loolu nag ci kanam lay doon xanaa ma gërëm ñi nga xamante ni ñoom laa àndaloon ci plateau bi monsieur Mbaye Jean Marie Diouf moom mooy secrétaire général bu ADPME madame Fatou Diana Ba moom bu bureau de mise à niveau des entreprises. moom expert en industrie la mais aussi remercier bu baax a baax madame Célestine Penda Banguiche moom mi ngi jóge ca Kédougou BTP lay rek daal di def nekk chef d'entreprise ñoom waa ADPME ñoo leen rek daal di jàppale ngir ñu jëmmal seen ëpp liggéey mais aussi ki nga xamante ni moom mooy madame Kati Dieye nekk ci wàllum mayum kon ceeb bi transformation du riz paddy ñoom waa kon bureau de mise à niveau ñoom ñoo leen gunge ba max leen pour ñu mën a kon yegg tey ci beneen niveau. On va parler tout de suite d'appui financier tout de suite ñu xool vidéo bi nga xamante ni indi nañ ko pour xool li nga xamante ni moom mooy oser entreprendre. wala tekki fii tukki wala tekki fii tukki wala tekki fii. mu nekk projet boo xam ne nii c'est Union européenne moom moo ko financé jëmale ko ci ndaw ñi jàppale ndaw ñi pour ñu am liggéey jàppale ndaw ñi aussi pour ñu former leen ñu am yenn compétences yoo xam ne nii dana leen permettre pour ñu mën a def seen activité bopp mën a créer des revenus yoo xam ne ni ñoom danañ ci mën a dund seen njaboot dund ci seen i mbokk dund ci donc dafa nekk projet boo xam ne nii ndaw ñee ko tax a jóg. tukki wala tekki fii tukki wala tekki fii tukki wala tekki fii tukki wala tekki fii. dinaa toog dina ma sa neex
Et ce qu'on veut in fine, et en tout cas ce qui est important pour l'Union européenne, c'est que les jeunes puissent se construire un avenir ici et qu'ils puissent voir que Tekifi, c'est possible. On va travailler pendant 3 ans avec 500 entrepreneurs qu'on va accompagner, former jusqu'au financement, jusqu'à l'accès au financement. Et une fois qu'ils auront eu le financement, on les accompagnera encore pour qu'ils gèrent leur activité grâce à ce financement. Ñi ngi ko taxawal ci région Saint-Louis, Matam, Louga ak Kédougou. Bénéficiaire bu nekk dinañ ko jàppale ci li mu soxla ak li méngoo ak projet wa. Tàmbali ko ci saytu niñ koy jàppale, yokku xarañteem ci wàllu étude de marché wala stratégie commerciale. Dinañ la gunge ngir nga am sa financement. Dinañ ci dolli di la gindi ngir sa projet réussir nga mën a demal sa bopp. Li ñu ci jublu mooy dooleel porteur de projet bi, encourager ko, taxawu ko, jàppale ko. Positive Planet International seen accompagnement lu baax la. Positive Planet ci daa amee fit xam sama gëdd liggéey carrément ñeme taxaw fu nekk liggéey ndax ñoo ma doole war ma fit bi may ma ko tamit jàppale ma si bu may protéger sama projet ak nekk entrepreneur daal gëm sama bopp si wàllu liggéey bi ba tax na léegi may gën a innover sama liggéey. ci gën a neex mooy dañ maa jàngal nan laay mën a manipuler xaalis nu ko mën a téye. Oser entreprendre. Alors gis ngeen capsule kon oser entreprendre dans la vie, c'est pas juste entreprendre mais il faut oser donc ñoom ils ont trouvé le mot juste donc pour coller un peu à l'actualité à ce programme kon Tekifi. C'est bien possible juddoo Sénégal màggee Sénégal tekkee Sénégal dafa nekk lu nga xamante ni lu mën a nekk la nañu ko gëm donc si cette deuxième partie bi gis ngeen waa ADPME waa bureau de mise à niveau xajal nañu ñu gën a féete ndaw noonu laa ko mën a waxee Moussa Bao moom chef de projet la yow yaay chef projet kon oser entreprendre maa ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Bao. maa ngi lay fay Dieynaba di leen gërëm di leen sant. di gërëm ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi. Voilà. En tout cas c'est un plaisir tey oser entreprendre nañ ko daal di waxtaanee kon ci plateau bi si beneen wàll ñu kon. daal di dalal ki nga xamante ni moom mooy François Mayekor Faye sama mbokk séeréer tey moom xam naa ne dina nangu ma nekk buuram moom moo jiite kon projet bi di AG Sud c'est bien cela. jërëjëf Dieynaba merci si opportunité bi ñu may pour ñu mën a fësal liggéey bi ñuy def si terrain bi ak ndaw yi liggéey. jërëjëf. Alors on va présenter aujourd'hui les parcours et les programmes xam ngeen ne ñoom dañuy ñëw tout le temps ñu accompagner ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy daal di yëngu ci wàllum kon activité économique ñu jàppale leen ci wàllu woowu moo tax dañuy njëkk nuyu ñi nga xamante ñoom ñooy bénéficiaires yi monsieur Ibrahima Diène maa ngi lay nuyu Ibrahima. oui c'est Ibrahima Diémé. Ibrahima Diémé. oui Joola nga. oui Joola oui. foo jógee. Casamance. oui ana Tulakuna bi. ñoo fa. dégg naa Tulakuna bu baax bi fa la jógee kon Bignona yow producteur nga. et comme da ngay def wàllum njaayum ginaar. oui ak maraîchage bi. moom ngay def. oui d'accord kan moo la si jàppale. bon c'est. rek maa ngi ci projet AG Sud bi quoi. alors monsieur Ibrahima Diémé en tout cas merci bu baax a baax ci ñëw bi ci biir plateau bi tourné nuyu kon soxna Aminata Diagne nag je vais préciser qu'elle a 33 ans juste pour wan leen ne kon programme bi ñeel na mag yi mais aussi ñeel na kon gone yi yow ndax nga jokkee wàllum bâtiment ak travaux publics ngay def di BTP maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay soxna Seydou Ba maa ngi fay di nuyu ñi fi teew ñëpp. maa ngi jóge Ndar maa ngi leen di ziar bu baax. nuyul waa Ndar. maa ngi nuyu waa Ndar bu baax a baax di leen ziar. waa Goxu Mbaaj. waa Goxu Mbaaj waa Cité Vauvert. waa Gandiol maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn. ñu ngi leen di nuyu aussi parce que xam nañ ne fa bëri nañ fa ay téléspectateurs. alors dañuy commencer par monsieur Bao pour juste expliquer un peu le idée wu oser entreprendre. waaw jërëjëf Dieynaba.
Oser entreprendre dafa nekk projet boo xam ne ni Positive Planète International moo ko taxawal fii ci Sénégal mu nekk ci biir programme bi nga xam ne ni moom lañ tuddee développer l'emploi au Sénégal nga xam ne ni Union européenne moo ko teg. donc Oser entreprendre nag dafa nekk projet boo xam ne ni li ko tax a jóg mooy ñaax ndaw ñi nga xam ne ni am nañu idée wala ñaax ndaw ñi nga xam ne ni commencé nañu liggéey am nañ activité ba pare mais fi ñu war a àgg xëy na jafe na pour ñu àgg fa parce que gunge bi ci war wala jàppale bi ci war manqué na. donc moo tax ñu ñëw teg ko pour continuer liggéey boobu nga xam ne ni ñoom seen i bëgg-bëgg dañ ko mën a faj ko ci kaw dend ak ñoom jege leen. ànd ak ñoom di leen tàggat ànd ak ñoom di leen motiver ànd ak ñoom di leen orienter ba nga xam ne nii fépp foo xam ne nii war nañ fa jaar danañ fa jaar dafa nekk projet boo xam ne nii aussi daf leen di jàppale pour ñu structurer seen projet parce que bari na ci ndaw ñoo xam ne nii ñi ngi doxal ay activités mais des fois boo càmbaree seen activités yi mi ngi sooxe ci lu bari parce que li ci ëpp manque d'organisation lay doon manque de maîtrise de l'activité lay doon donc moo tax ñu jóg taxawal ko di intervenir ci lu mel ni région de Louga di intervenir ci région de Saint-Louis Matam ak Kédougou donc ci région yooyu yëpp ñuy intervenir dañ fa tijji ay bureau yoo xam ne nii ñi ngi nekk ci biir ARD yi pour nga xam ne nii ñun danañ mën a jege ndaw ñi parce que souvent région yooyu dafay nekk région yoo xam ne nii ndaw ñi bëgg nañu liggéey bëgg nañu entreprendre mais buñ gëstoo di wër koo xam ne nii war na leen mën a jàppale dana jafe pour ñu gis ko donc moo tax ñu dem jege leen fekk si leen ba xam ne ni indi leen ay outils yoo xam ne ni ñoom seen i bëgg-bëgg wala seen i tawat dana am loo xam ne ni buñ mënta saafara lépp it dana am loo xam ne ni danañ ko ci indi. mais nan ngeen di accompagner ndaw yooyu. waaw Oser entreprendre dafa nekk projet boo xam ne nii ci ñaari fànn la dafa am fànn boo xam ne nii mooy li ñuy tuddee accompagnement non financier lépp loo xam ne nii ci wàllu dooleel la ci wàllu formation beneen fànn bi nekk loo xam ne ni ci wàllu financement la mais ni ñu ko taxawalee moo di benn parcours la ñu teg parcours parce que lu ci ëpp bu ñu daan wax formation ndaw ñi benn fan ñaari fan wala ci ay heures lañ leen di former tey nag ñun dañ ko jël ci ay mois lañ leen di la ñuy ànd ak moom depuis processus de sélection bi. maanaam depuis de bout en bout. de bout en bout parce que dafa am ay étapes ci sélection am na 3 étapes yoo xam ne nit bi ci mujj di jury de sélection boo xam ne ni ndaw bi ci bëgg a bokk day ñëw taxaw expliquer lan mooy projet am wane lan mooy motivation wane lan la maîtriser ci activité am wane aussi lan la manqué ak lan la soxla pour ñu jàppale ko ci. donc loolu bu ñu ko defee ba jógee ba sélectionné ko mu dugg ci biir parcours bi dafay démarrer ci càmbar. mooy li ñuy wax diagnostic xool état de référence boo xam ne ni danañ ko jël xool nga xam ne bis buy jël ci projet bi buy jël ci parcours bi danañ mën a évaluer fi mu jaar lan la yokk ci biir activité am lan la ko dollil moom lan la ko kattanal donc bu ñu jógee ci état bu càmbar boobu danañu permettre ñu xam ñun kat ci diagnostic bi lan lañ décelé ci loo xam ne ni ndaw mi nga xam ne ni ñëw na ñun danañ ko ci jàppale ñu jóge ci état bu diagnostic bi dañuy ñëw boole leen ñoom ñëpp pour créer benn communauté boo xam ne nii à travers donc une formation collective ñoom ñëpp ñu boole leen former leen durant 4 jours 4 jours yoo xam ne nii bari na ay thématiques yoo xam ne nii dañ ko ciy gis loo xam ne nii mi ngi jëm ci structuration projet pour entreprendre dana nekk ci loo xam ne ci wàllu marketing la dana nekk ci wàllu comptabilité éducation financière parce que souvent voilà surtout éducation financière parce que bari na Sénégal ñoo xam ne nii ñi ngi gérer xaalis a ngi dugg ci seen activité xaalis a ngi génn mais xamul nu ñu koy gérer nit dana liggéey suba ba ngoon xaalis bi bari ci ay bëtam fekk na mi ngi perte wala xamul nu mu koy gérer donc loolu dañ koy gis ci biir formation yi ci biir formation yi aussi danañ leen présenter naka la ñuy defee business plan parce que li ñu bëgg ci biir parcours bi mooy ndaw mi nga xam ne ni ñëw na ci ñun buñ àndee ak moom liggéey ak moom ëllëg kat bu demee ba soxla projet wala gisatuñu moom dana mën a demal boppam parce que loolu dafa nekk loo xam ne ni am na solo formation collective bi maintenant buñ ci jógee loolu benn pàcc la rek ci biir accompagnement bi parcours bi dafa am li nga xam ne ni moo nekk ci biir loo xam ne dañ ko ciy dëxëñ mooy coaching individualisé parce que ndaw bu jóg projet bu jóg dafa am ay spécificité am dafa am ay caractéristiques am
donc du coup dañuy am ay rendez-vous ak bénéficiaire bu ci nekk rendez-vous de 2 heures de temps. mooy suivi bi waaw mooy suivi bi parce que dina am 10 rendez-vous yoo xam ne ni au moins danañ ko am ndaw mi nga xam ne ni moo jóg bénéficiaire bi ñu ñëw di ànd ak moom di càmbar liggéeyam di xool ci liñ koy accompagner lan moo nekk ay carence am lan la xam ne nii moom kat tey parce que bu ñuy wax financement fa xëy na danañ ci ñëw parce que des fois li tax ndaw ñu bëri bu ñu demee ci banque bëgg financement duñ ko am loolu la parce que maîtriser wuñ seen activité parce que xamul sax activité bi naka la xamul naka la ñuy lan mooy dugg ci biir entreprise bi lan mooy génn lan la ñuy jaay naka la ñuy jaayee clients yi ñëw ñan la et cetera ñu ànd ci ñoom ak ñoom rendez-vous par rendez-vous étape par étape on avance ànd ak ñoom ñu dem wuti ay information ñëw pour defar réaliser seen étude de marché bu ñu indee ñëw ci par rapport ak canevas bi ñu leen joxoon ñun ñu daal koy corriger buñ corriger daan na la lii nga dugaloon ci biir kat jàpp nañ lii waru cee nekk parce que amuloo dara njariñ projet bi nga avancé nga jóge fi demaat ci beneen rendez-vous ñu ñëwaat ci stratégie commerciale naka ngay jaayee yan ban prix nga war a appliquer li ngay fournisseurs yi nga xam ne nii yaa ngi liggéey ak ñoom est-ce que voilà et cetera te loolu lépp càmbar boobu dañ koy teg ci par exemple bu fekkente ne coût projet bi la dépense yoo xam ne yaa ngi ko war a def ñu ne la dama wuti facture pro forma parce que nit mën na toog yu ëpp li ñu daan gis mooy nit toog ci bureau nga ñëw ne ko defaral sama projet xamul fu mu kii génnul sax bureau bindal la business plan voilà ñëw taxaw ñun nag ndaw ñi ñoom ñooy dem wuti information yi dem xool yan fournisseur ñoo nekk ñan ñooy seen concurrent yi naka la ñuy liggéeyee di xool di ñëw bu ñu ñëwee indi ñun ñu daal di corriger suñu équipe corriger ban agsi ci wàllu business plan bi bu ñu ko defee aussi bénéficiaire bi bu ñëwee daal nañu man kat sama business plan lii la ñu càmbar nag business plan bi daal di xool lan moo nekk ci biir business plan bi li nga xam ne ni moom la ci wàllu dépense yi coût projet bi lan moo nekk ci biir li nekk ci biir lépp est-ce que soxla na loolu projet bi pour mu démarrer wala mu bañ a démarrer parce que bari na ay dépenses yoo xam ne dañ ko ciy dugal loo xam ne dana gàllankoor sa activité nga jàpp ne lii kat mënut a ñàkk alors que buñ ko càmbaree loolu dekk na loo xam ne nii mi ngi lay faagaagal tax na ba mënuloo avancer donc loolu ñuy def di corriger ak moom ba nga xam ne ni moom dana am un projet réaliste banque parce que bu ñuy xool ki nga xam ne nii moo ñëw ci ñun première question yi leen di poser ci diagnostic bi da ngay gis bu ñu la nee sa demande de financement ñaata nga soxla ci xaalis pour nga waaw dañuy à peu près nga gis ñu xaabaabal ak 5 millions 10 millions ci liggéey bi ñuy ànd ak ñoom da nga gis ne li ñu la déclaré woon au début ak fi ñu agsi bi ñu càmbaree projet bi y a une nette différence donc ça dafa nekk travail boo xam ne dañ koy def parce que c'est ça qui permet en tout cas institution microfinance yi nga xam ne nii ñoom ci la ñuy dem di wuti ay financement mën a am confiance ci ñoom parce que bu projet bi réalisul ñoom dana jafe ñu jël seen xaalis dugal ko ci donc parcours bi noonu la tëddee léegi nag bu ñu jógee ci business plan ba àgg financement bi ñu jóge ci financement bi àgg nag suivi post financement ni ñu doon defee rendez-vous yi avant ñuy agsi ci loolu noonu la ñuy continuer di rendre ay comptes voilà continuer di ñu ñëw nag di ñëw xool li nga xam ne ni plan d'action bi nga xam ne ni établir nañ ko est-ce que yaa ngi koy doxal boo koy doxal nga am ci ay jafe-jafe ñuy ñëw équipe bi ñëwaat xool yan solution lañ lay apporter pour mën a corriger mu nga mën a dem parce que li ñu ci bëgg rek mooy projet bu ñëw ci ñun bénéficiaire bu ñëw ci ñun rek boo ciy dugg booy jënd da nga gis ne man kat maa ngi woon point A agsi naa ci point B boo xam ne ni avancé naa ci sama projet avancé na ci te am na loo xam ne ni gis naa ci njariñ loo xam ne bu ma amul woon accompagnement boobu dana jafe maa àgg foofu. Tout à fait c'est important de le dire juste pour wax leen ne dans toute entreprise wala si projet yu gën a bari il faut suivre les étapes donc plan A ba plan Z loolu moom mooy tax kon projet ñu koy gën a rek daal di jëmal François Mayekor Faye moom mooy chef projet AG Sud mun nga ñu wax un peu ci projet bi. jërëjëf Dieynaba déjà pour wax rek AG Sud lu muy tekki. mooy accompagnement des jeunes vers l'emploi au sud du Sénégal. mooy maanaam bu ñu doon ko wax ci wolof mooy gunge ndaw yi. ba yombale leen liggéey bi. AG Sud nag benn ONG bu tudd GRED moo koy doxal lëkkaloo si ak yeneen ñaari structure benn bi nekk benn ONG bu tudd Eclosio ak benn structure état bi ñu woowee 3FPT fonds de financement de la formation professionnelle. ngeen may ma au passage ma féliciter monsieur le ministre Dame Diop bu ñu nommé bu nekkoon directeur général bu ñu nommé actuellement ministre de l'emploi. AG Sud lan moo ko tax a jóg danoo seetlu Sénégal ndaw yi nga xamante ne am nañ formation tàggat nañ leen ñu am xam-xam bi te liggéey bi dafa bëri chaque année am plusieurs jeunes yoo xamante ne dañuy génn am seen lijaas mais duñu am liggéey état bi da si def ay effort yu mot sëkk di leen jàppale pour yokk bërëb liggéeykaay yi mais doyul
mais ñu gis ne am na ndaw yu bëri yoo xamante ne si fu ñuy nekk yenn saa yi du am benn bërëb bu leen mën a jël te mun nañ taxawal seen liggéey bopp mais nag taxawal liggéey bopp dafa nekk mbir mu métti nekk def entrepreneur dafa métti dañ koy jëlee si misaal comme yoon bu gudd la bëri ay kamb bëri tamit ay montagnes yoo xam ne da nga ko war a franchir ndaw bi pour mu jaar si yoon boobu il faut nga am ko koy gunge di saa bu ñu demee si terrain bi dañuy gis ay ndaw yoo xamante ne dañuy ñëw ne la man de damaa am projet nga ne ko projet lan bu ne xaw ma sax lan laa bëgg a def wallaay léegi premier pàcc bu ñuy def si liggéey bi mooy que tàggat ko ba gëmloo ko moom mu gëmal boppam ne man de war naa mën a taxaw sama liggéey bopp war naa mën a am projet lii laa bëgg a def foofu la liggéey bi di commencer mais nag comme ni ma waxee sànq rek si misaal yoon la yoon bi pour nga parcours daa am affaire yu bëri yoo xam ne da nga ko war a am yenn yoo xam ne jeune bi da koy am na yeneen yoo xam ne du ko am ñun suñu liggéey mooy xool li nga xam ne jeune bi amu ko naka nga koy doolelee ba nga xamante ne yoon bi bu koy kii du ma ne day yomb de mais dina gën a yomb ko bu fekkee ne amul kenn donc concrètement lan nañuy def dañ leen di tàggat la pour nga xam naka nañuy taxawalee entreprise lan mooy entreprise déjà naka nañ koy taxawalee lan la yoon wax ci entreprise parce que boo taxawalee sa entreprise tegoo ko ci yoon ëllëg ci biir yoon mën na daanu sa kaw ndaw bi xam ko ñu xam nag ngay gérer entreprise muy si ngay def service wala ngay jënd di jaay xaalis day dugg xaalis day génn koppar boobu foo nga xam noo koy gérer boo ko defee ëllëg ci biir entreprise mun na dox 2 weer 3 weer mu daanu ok ñu jàng la tamit li ngay liggéey naka nga koy fësalee déjà sa bopp yow naka ngay fësalee sa bopp nga xam ne boo jàkkaarloo mise en valeur nit ki nga xam ne boo jàkkaarloo banque bi wala nga jàkkaarloo sa benn client boo waxee ak moom mu wóolu la sa wax ba nga xamante ne dina mën a jëflante ak yow jàng la tamit li ngay produire naka nga koy mën a fësalee maanaam ñuy wax marketing ba nga xamante ne clients yi ñu nekk à 100 kilomètres nañu xool sa produit ne lii de war na ma neex war naa ko mën a jëfandikoo war na mën a ani ay njëriñ tamit si seen wàllu koppar ñu xam naka nañ koy gérer yenn saa yi dañuy wax suñu bénéficiaire même suñu yaay man sama yaay dama ko koy tooñee saa su ne ne ko xaalisu entreprise bi dafa jaxasoo ak pochette bi c'est ça mooy maanaam amul dara lu ñu différencier léegi si tàggat bi da leen di won ne xaalisu entreprise ak pochette bi wala poche bi bokkul da nga ko war a séparer pour nga xamante ne entreprise di continuer dox mais ci accompagnement moom benn affaire bu am solo bu ñu doon def parce que dañu doon seetlu ko ne si projet yu bëri yu gunge ndaw yi pour ñu créer sa entreprise yi sax dañuy wéet dañuy am problème duñu xam fan nañuy dem dañuy jax ay difficulté duñu xam fan nañ koy jooyee léegi dañ leen di boole ku ñu wooyee coach bi lu yomb la dañ ko jàppee comme coach basket wala coach football wala coach lamb d'accord ok mooy ku leen di tàggat daal da lay tàggat di la xelal yenn saa yi nga découragé mu booster la yenn saa yi nga kii mu dëfal la nga découragé am yenn échec yi mu dëfal la ne la mais garaawul yoon la di si jàngat bi si jàng bi la bokk may la doole pour nga demaat bu ñu demee ba ñu xam ne ndaw bi pare na day am benn téere bu muy bind ñu koy wooyee plan d'affaires téere bi daal moom may woon ne fii la toll lii laa bëgg a def te fii laa bëgg a jaar pour yegg fa téere boobu nag mais en fait yéen ñaar seen projet yi dafa niroo dafa niroo voilà ci jàppale ndaw yi pour ñu entreprendre pour ñu mën a jëm ci kanam pour aussi ñu mën a gëm seen bopp non seulement dafa niroo moom moo booy xool moo ngi intervenir si zone nord bi ñun ñoo ngi nekk si sud Ziguinchor Sédhiou Kolda Tamba ba pare dafa complémentaire dafa ñëw yokku si liggéey boo xam ne état ba nga koy def pare muy bureau de mise à niveau ak ADPM am liggéey bu ñu def xam yoon boo xam ne état baa ko xàll ñun ñu ñëw di si yokk suñu benn xeer bu ndaw rek mais dernier point bu may terminer mooy si wàllu koppar bi xaalis bi accès au financement ñun dañuy préparer xale yi pour ñu xam tey boo demee di jël crédit lan mooy crédit naka nga ko war a jëlee bu la nee l'intérêt lan lay tekki parce que saay banques yi booy da lay wax xam ne doo comprendre boo demee ba jël nga gis loo xam ne naka su dul noonu tout à fait day préparer ndaw yi ba nga xamante ëllëg ci biir bu ñu soxlaa xaalis mun nañ dem lebi ji dugal ko seen activité te di fay sans ñu am problème tout à fait accompagnement boobu noonu mi ngeen di def yéen waa AGE Sud wax na ko nekk rek kuréel bu nga xamante ne ci bët Saalumu Sénégal la ñu nekk di accompagner ndaw yi pour ñu daal di oser daal di def am utab xëy c'est important tax ku tudd Ibrahima Diémé moom bénéficié na ci appui boobu ndaw la kon juróom fukki at ak juróom la am di 25 ans ci Bignona la fekk baax moom nag ganaar lay yar di ko jaay te loolu nag yaakaar naa ne gis na si njëriñ tax mu ñëw toog tey ci plateau bi ngir nettali aussi li nga xamante ni loolu la dund Ibrahima maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. naka ginaar yi. ñu ngi fa ñu ngi ba méttiwul. non méttiwul rek. alhamdulilah waaw gëm ko rek. waaw. est-ce que mën nañu wax lan nga tàmbalee rapidement. bon man dama tàmbale woon ci wàllum ginaar. waaw defoon naa formation professionnelle en CAP. waaw bu ma paree formation bi juste AGE Sud ñëw intervenir juste pour financement yi
waaw ma ñëw expliquer bokk ci sélection yi ñu sélectionné waaw ci laa bokk waaw léegi formation yi dañ ko daan def chaque mois dinañ am ay formation yi ñu daan def ñu daan formé ci wàllum marketing et comptabilité oui après ñu indi ñu ensuite des coachs ñoo xamante ne dañuy nekk sur place si ñun waaw di ñu xelal si ay affaire kii bi daal. business bi daal nu muy demee business bi nu muy demee. waaw te kan bañ la formation nax bi waaw yooyu noonu. te formation bi aussi daf ñu permettre aussi ñuy am sañ-sañ wàcc ci terrain. dem uti clientèle bi. waaw di ko. di ko ñafe waaw di ko ñafe day aussi dañ lay former sur communication bi aussi pour nga am benn communication bu baax ci wàllum business bi. soo demee aussi ni ngay taxawee ci sa adversaire bi. waaw tout ça aussi. soo gisee concurrence noo koy defee. waaw noo koy defee quoi et aussi ils nous ont permis aussi de savoir aussi des gens qui sont dans l'entourage aussi sur l'entrepreneuriat même. xam nga dañ leen a wàll daal. ci sa bëgg entreprendre. ñaata ginaar nga doon rey. bon commencé woon na ay 50 mu ñëw jusqu'à 300 400. bu amee période. kii waaw damay dugal ba ay 450 350 comme ça. kon tey rëccuwoo tey li nga defee formation bu nekkul woon formation jaayum ginaar nga dem defi leneen def formation mais tey entreprendre leneen tey rëccuwoo ko. non rëccu mu ko man dem ciy gën a kontaan sax parce que dañuy indi former ñu. teg ñu ci yoon bu baax en tout cas. waaw tey moom bu dul lu ma am ci ñoom mun naa avancer te xam naa ni maa ngi ci yoon bu baax bi quoi. yàlla na la yàlla taxaw maa ngi koy wax léegi 25 ans la am jàng mais tey amul ca la mu jàng liggéey mu dem entreprendre dem defi leneen ñu accompagner ko ci ñoom waa AG Sud kon loolu ci rek am solo la mais on va peut-être pas terminer parce que on va il y a donc suñu xarit bi jóge bët gànnaaru réew mi mu ñuy xaar waa Ndar mais juste wax les secteurs porteurs monsieur Bao tey jii nii buñ doon ndaw yi ñuy seetaan bu ñu bëggee xam yan secteur la ñu war a yëngu. waaw Dieynaba je crois que loolu bari na luñ ciy wax sax. je crois que suivre actualité bi di nga xool région bu ci nekk rek buñ koy xool parce que bon man sama casquette géographe lay sol tey parce que bu ñuy xool Sénégal ni mu tëddoo. dafa bari li ñuy tuddee des zones écogéographiques yoo xam ne bu ci nekk dafa am ay potentialité yoo xam ne nii ñi ngi fa voilà tey boo demee Ndar ci vallée bi par exemple wàllum mbay la wàllum maraîchage nga ñëw ba ci ñaay bi côté Potou foofu ña ngi fay bay soble ña ngi fay bay pomme de terre et cetera nga dem lu jëm ci comme par exemple Kédougou ou bien Tambacounda foofu aussi ñi ngi gis ne mécanique bi dox na fa par exemple camion malien yi ñi ngi dem ak dikk et cetera nga dem ci beneen région am na yeneen potentialité yoo xam ne ni ña nga fa donc ci biir projet bi dafa nekk projet boo xam ne ni génnewuñ benn secteur d'activité parce que ndaw goo xam ne ni am nga projet ci bépp secteur ñun mën nañ la enrôler nga bokk ci biir programme Oser Entreprendre l'essentiel mooy que ndaw gi nga xam ne ni dafa bëgg a bokk ci biir projet bi mu nekk ci secteur boo xam ne ni moom maîtriser na ko par exemple c'est important voilà parce que c'est important moo tax li ci ëpp mooy dañuy ànd ak booy xool suñu bénéficiaires yi lu ci ëpp dañuy génne ci centre de formation yi centre de formation professionnelle yi te région bu ci nekk centre de formation ba fa nekk formation yéen fay délivrer dafa méngoo ak koom-koomu région boobu donc day méngoo loolu donc loolu day wane ne formation professionnelle bi méngoo na ak koom-koomu dëkk bi ni cartographie bi am niñ ko tëralee donc secteur porteur yi nga xam ne ñoo nekk ci région boobu tax na ñu teg fa des formations donc et cetera donc secteur porteur yi nag bari na parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ci TIC par exemple am na ñoo xam ne ñu ngi ci multiservice bi ci transfert d'argent bi di dem ak dikk am na ñoo xam ne ni ñu ngi ci jënd ak njaay bi am na ñoo xam ne ci artisanat par exemple bari nañ ci des bénéficiaires yoo xam ne artisanat la ñuy def cuir
par exemple maroquinerie parce que lu si mënti doon daal na nekk projet bu ñu gëm mën ko voilà mais surtout am arñe bi c'est-à-dire que pas-pas voilà nga pas-pas nga bëgg ko parce que nit bu lay jàppale te fekkul ne am nga pas-pas doo neex a jàppale parce que li ci ëpp solo rek mooy nga taxaw sànjaafu ne man kat war naa mën a tekki war naa mën a tekki ci kaw lan am naa compétence yi am naa gëm-gëm bi sawar naa entreprendre yombut François wax na ko sànq metti na ñi nga xam ne nii réussir nañ fi ñëpp toog nañ ay jamono ay at yoo xam ne ni jafe woon na ci ñoom toog nañ ay jamono lekk gu baax mënuñu ko tey aujourd'hui boo xoolee seen parcours par exemple bu ñu jëlee le cas Babacar Ngom buy expliquer son parcours aujourd'hui ça doit être servi comme référence à tous les jeunes de ce pays là donc parce que ñoom jaar nañ ci moment boo xam ne ni xëy na ak structure d'accompagnement yi am ne amuñu woon ñoom ñu demal seen bopp ndànk par ndànk gëm ko ak xam ne li si li ñu nekk war nañ ci mën a teg ci ngay gën a sabourer sa ndam sax voilà ñun donc ci loolu la ñuy woo jeunes yi parents yi aussi dafa am rôle boo xam ne ñi ñoom war nañ ci jouer parce que bu fekkente ne centre de formation professionnelle yi ñu ngi fi yaa ngi yore sa doom génn na ci wàllum njàng mi donc nga bàyyi ko ci kër ga muy tëdd ko nelaw loolu du solution donc orienté ko motiver ko mu dem jàngi métier parce que ku jàng métier dana neex a jàppale mais ku jàngul métier boo amee projet aussi doo xam ci fan ngay jaar wala boo bu tey yaa ngi daaba yaa ngi ci lii bu subaa yaa ngi ci xam mi ngi noonu exactement donc loolu lépp daal moo tax oser entreprendre jóg ak projet développer l'emploi pour jàppale ndaw ñi et wax leen ne rek ñun ñi ngi fépp ñi ngi ci les 4 régions de Louga Matam Saint-Louis et Kédougou nos bureaux aussi sont dans les ARD nos équipes sont là-bas donc on est prêt pour les accueillir pour voilà ñu accompagner leen surtout ñu accompagner la waxtaan ak yow gëj la gindi bu nekkee ndaw nga bëgg aussi daal di entreprendre comme donc monsieur Bao lu mu ko waxee il faut oser surtout nag nga am arñe mi bëgg nag bien sûr bëgg tekki monsieur François Faye sama jàmbi tey il faut que ñu wax ci appui bi nga xamante ni GRET ak Positive Planète International ñu ngi koy amal déjà peut-être ma terminer tuuti ci secteur porteur yi parce que cas Ziguinchor dafa nekk cas bu particulier Ziguinchor instant bi lu ñu fay gis mooy lépp luy yëngu ci wàllu suuf mooy agriculture maraîchage ak transformation produits locaux yi te sur transformation produits locaux yi da ngeen may permettre ma lancer benn message état bi pour ñu valoriser consommer local parce que da ngay fekk dem foofu fekk fa ay ndaw ay jigéen yuy defar ay produits de très bonne qualité nga gis fa ay produits comme loo xamante ne boo ñëwee Dakar fii doo ko gis comme vinaigre bu ñuy defar ak mango. waaw vinaigre mango bi waaw. gisoon naa ko ci salon de l'agriculture. produit de très haute qualité yoo xamante ne mun nañ leen jàppale pour ñu gën a def consommer local pour permettre produits yi gën a mën a yegg si marché dans les gros marchés. léegi par rapport ak appui bi de manière générale sànq je pense waxoon naa ko mais peut-être que fu ñu jotul laaj mooy par rapport ak accompagnement financier bi. parce que souvent day nekk sujet boo xam ne boo si duggee rek. wax ji day bëri parce que xaalis moom fu mu nekk rek wax ji day bëri mais pour déjà lancer message ndaw yi que projet bi nekkul projet bi mooy financé dañoo lëkkaloo ak benn mutuelle bu jël ay risques am ñu liggéey ak moom pour jox ko ay jumtukaay wala ñu liggéey si ay jumtukaay yi nga xam ne dañuy gën a mën a xam ndaw yi lan lañ soxla. tout à fait parce que nit yi day foog ne bu ñu wax waru xaalis crédit rek la mais épargne dafa am. donc nit ki balaa muy lëkkaloo ak benn structure financière il faut déjà mu xam lan mooy crédit il faut mu xam lan mooy épargne bu duggee ci crédit lan moo ko ci mën a fekk yoon lan la ci wax ak moom sax moom diineem lan la wax ci mbirum bor ndax xam ne bu siy dugg da siy dugg ak xel bu dal te bu siy génn tamit da siy génn sans problème donc ñaari appui yooyu nañuy def accompagnement non financier accompagnement financier moom nañuy liggéey ak ndaw yi ci Sénégal quoi. en tout cas ñu ñëw jege leen pour ñu mën a xam kon li nga xamante ni moom moo daal di tënku ci biir Positive Planète ñoom tamit dañoo jàppale benn ndaw bu nekk ci bët gànnaaru Sénégal Aminata Diagne lay wuyoo wax naa ko Saint-Louis la jógee bâtiment ak travaux publics lay rek daal di def chef d'entreprise la ni ngeen koy gisee ni mu noppi ñu jàppale ko ci loolu bare bari soxna Aminata parce que dañoo bëgg aussi dund ak yow sa expérience bi nga xamante ni am nga ko. waaw soxna Seydou ça va bien. maa ngi leen di nuyu. man Saint-Louis laa jóge Aminata Diagne laa tudd maa ngi defee formation CRFP centre régional de formation professionnelle de Saint-Louis ma jógee après ma dem CIFOP Mboro centre international de formation pratique foofu internat la woon ñu fi jógee ñu waa CRFP suñu centre bi ñu génnee formé ñu jox ñu appui pour ñu démarrer ak ñu démarrer ak benn projet ñu démarrer foofu bu ñu démarrer ba ci kii nii après si la ñu
woowaat centre bi woowaat ñu boolewaat ñu ak waa Positive Planet ñu boolewaat ak waa Positive Planet ñu fekk ni ñun suñu entreprise ñu tudd Prébatus entreprise de bâtiment et de travaux publics Prébatus BTP entreprise de bâtiment et de travaux publics mi ngi def ay plan devis plan architecture devis réalisation de projet en même temps dañuy def ay plan 3D. sama secteur ngeen nekk daal maanaam BTP daal waaw visualisation en 3D. yaa ngi may seetaanee waaw parfois la seetaan du am temps temps bi laa dama lay tooñ rek ok dañu def tamit visualisation en 3D bu ñu defee 2D ba pare dañ koy def 3D dañuy defar devis réalisation. En même temps dañuy def location matériel de coffrage bu ñu ko soxlaa tamit suñu ay projet dañ koy utiliser. mais tey nan ngeen sentir ndimbal bi doo leen ko yëgee daal. waaw ndimbal bi mooy lañ ko yëgee mooy dafa ñëw à temps. parce que fekk nañu fa nga xamante ni ñun mën nañu ñu ngi ko doon xaar daal. parce que fi ñu waa centre bi woowee ñu def test après ñu jàll si la ñu fekk nag ñun. bëggoon nañu gën a élargir parce que lépp loo nekk rek da ngay ñaan yàlla mu mag mu rëy. bu amee ambition kay. waaw loolu waaw léegi nag mu gën a mag mu yaatu ba ku nekk mën ci ñëw daan sa doole waaw bokk ci. léegi nag si la ñu ñëw ñu expliquer leen suñu li ñu bëgg-bëgg yi ñu pare pour ànd ak ñun di ñu jàppale léegi ñun ñoo ngi def nañu formation yi. def nañu formation ba pare léegi ñu ngi nekkoon di def business plan bi ñu ngi doon def ay va et vient di dem di wuti ay di wuti ay information di ñëw di dem def étude de marché di indi information yi ba instant bi léegi phase financière bi moo ci des léegi moom lañ doon xaar mais daal fi mu nekk nii ñun ñëw na à temps daal suñ ko soxla woon la ñëwee macha allah kon ça veut dire que ndaw yi bu ñu xaar lépp ci nguur gi nañu jóg non bu kenn toog di xaar leen ci nguur gi ba pare ñu dem ci centre de formation yi ñu formé wu foofu ba pare ku ci dem ba def formation ba pare nga dem formaliser wu jege nu mu tudd structure yu mel ni comme nii nga jege leen comme ça yow nga mën a bénéficier wu ci formation yi ak kii financement yu mel nii nga mën a soit nga mën a démarrer wala nga mën a yokk sa entreprise mën a élargir mën a egg daal fi nga bëgg a egg. En tout cas merci Aminata ay exemple ngeen wax naa ko nee naa nekk ndaw ba pare bëgg a tekki ci sa réew nekkut li nga xamante ni lu jafe la lu mu nekk la wax naa ko sànq juddu fi màggee fi tekkee fi donc mën na nekk te loolee nag yaakaar naa bu ñu seetaanee émission bi exemple yu fi rek daal di ñëw mais aussi ñi ñu àndaloon ci émission bi yëpp yaakaar naa ne léegi loolee ñu foogoon ne donc ay janneer la lu mën a nekk la donc di leen remercier bu baax mbokk yi fii la ñuy yem nag ci émission spéciale bu ñu jagleeloon programme tekki fii di gërëm suñu invité yi nga xamante ni moom mooy Mbaye Jean Marie Diouf secrétaire général bu ADPME mais aussi madame Fatou Diana Ba bu bureau de mise à niveau des entreprises nekk expert donc en industrie donc ONG Positive Planet International pour oser entreprendre nga xamante ni monsieur Moussé Bao nekk chef de projet Oser entreprendre moo fi teewoon ak ONG GRET pour accompagnement des jeunes vers l'emploi au sud du Sénégal mi nga xamante ni monsieur François Mayekor Faye moo fi nekkoon moom mooy chef projet AG Sud mais aussi ñi ñu fi indi woon comme exemple ndaxte nañuy wax rek tungu ne du teew mukk ñuy nataal madame Célestine Penda Banguiche moom jóge ca Kédougou di def BTP nekk chef d'entreprise orientale BTP ñoom nag waa ADPME ñoo leen rek daal di jàppale waa bureau de mise à niveau jàppale madame Cathy Dieye mi yëngu kon ci wàllum transformation du riz en paddy ci weneen wàll Aminata Diagne mi nga xamante ni moom la ñu tëjee émission bi moom jógee ca Ndar moom tamit wàllum BTP lay def waa Positive Planet ñoom ñoo ko rek daal di bëmër invité Gret di moom Ibrahima Diémé moom Bignona la jógee moom nag commercialisation wu ganaar lay rek daal di def di leen gërëm bu baax mbokk yi xanaa rek ma fàttali leen ne kon émission bi émission spéciale la woon ngir daal di wanle programme bi ñu tubbee kon tekki fii kon programme bi nga xamante ni Union européenne moom moo ko rek daal di financé depuis 2017 ba léegi nii ci ay région yu bare bari rawatina nag région yu ñu jàpp ne kon la ñuy jot ci wàllum développement ci wàllum koom-koom bariwul ci mel ni ndax Louga Matam Kédougou ak kon Tambacounda Ziguinchor ak
ak Sédhiou Kolda développer xëy mi fii ci réew mi kon moom moo ko tax a jóg ngir bëmax les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises di leen ci gërëm bu baax a baax ci qualité bi xanaa jox leen dig daje beneen yoon incha allah.